jàmm ji info point net, informer, éduquer et divertir dans la paix. yow mu bëgg a jot xibaar yu sell te woo waaye itam bu ànd ak njàngalee ak xel mu dal ak jàmm gaawal gaaw abonné suñu compte YouTube bii nga xam ne moo di jàmm ji info point net. jërë ngeen jëf mbokku téléspectateurs yi nga xamante ni saa su ne itam yéen a ngi ànd ak yéen seen programme di ànd ak yéen itam seen programme bu am solo bi léegi nga xamante ni ci wàllum actualité di leen jaajëfal itam di leen xam ne lii di cant ak ngërëm itam ñel na leen. tey li waral jotaay bi rek muy jotaay boo xamante ni ci noo ko jàngatee ba léegi nekk loo xam ne lu am solo lu yitteel askan wi rawatina diwaanu réewum Sénégal muy élection locale yi nga xam ni muy élection yi nga xamante ni mboolem gox-goxaan yi ñu fas yéene ko amal rawatina fii ki biir réewum Sénégal duñ fi wéet nag ñu ngi fiy fas yéene toogal ki nga xamante rek moo di El Hadji Pape Thiam tabarkàlla waaye itam xam-xamam màcc loolu ci wàllu wile ñu ci waxtaan ak moom duñ ci sori dañ koy bàyyi kàddu bi El Hadji Pape nuyu nañ la beneen yoon di la wax salaamaaleykum. maaleykum asalaam wa rahmatullah jàmm ak tawféex la ñuy ñaanal waa jàmm ji. di ko ñaanal peuple sénégalais bi yëpp. di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah di nuyu aussi tamit département de Pikine. waaye nag di nuyu département bi nga xamante ne bi tey fi ngeen ñu invité. muy département bu Guédiawaye. donc nag di ñaanal réew mi yëpp jàmm. di ñaan élection yi dugg nañ ci bismillah yàlla nañ ko yeggale ci alhamdulilahi rabbil alamin liñ ciy sàkku ñun ñëpp mooy fexe lu réew mi di avancé. fexe nu collectivité locale yi avancé. je pense que ne su fekkente ne ñun ñëpp dañoo bokk benn bëgg-bëgg bokk benn vision. war nañoo am jàmm ndax réew mi jàmm rek moo ci mën a xaj donc ñu ngi woote réew mi yëpp ñu def ko ci jàmm. ku yàlla may ndam li aussi ñu xam ne yàlla may na ko ndam loolu laa doon nuyoo di sant ñëpp di gërëm ñëpp jërë ngeen jëf. jërëjëf El Hadji Pape ci nuyoo yu am solo yooyu El Hadji Pape mu mel ni gis nañu campagne bi pas mal la sax ñuy dugg ci li ñu war a dugg lépp muy campagne bi xawoon na doy waar lool ci yenn gox-goxaan yi nga xamante ni gis nañ ci pas mal ci biir réew mi yenn violence yi nga xam ni am na fi te it ñu ci bëree bëri sax balaa seen xel a dal mooy élection yi dañoo wooteeg jàmm ba lépp jeex ndax fi mu nekk ni ba léegi xelu sénégalais ya ngi jeex ndax li ñuy wane ci njëlbeen ba est-ce que dal na xel fi mu toll ci wàllu violence bi nga xamante ni mu ngi fi. waaw xam nga sëñ Mountakha da nga wax bu am solo xam nga nit looy wut pour defar moo ñu tax a jóg je pense que ne yow ak man bu fekkente ne dañoo bëgg lu jëmmal jàmm ji info bëgg lu avancé loo jàmm ji info li ñu war a def mooy man ak yow ñu suuxat jàmm ci laaj bi ñuy laaj. donc nag violence dafa nekk loo xamante ne bi aussi yóbbuwul benn collectivité locale ci kanam yóbbuwul réew mi ci kanam violence lépp loo xamante ne bi am na ko rek conséquences yi mooy ëpp fuuf donc je pense que nit ki mën ngaa laaj ayul mais li ñaaw te ñun ñëpp ñu koy déplorer mooy yenn xeetu laajin yi nga xam ne ñu ngi koy laaj di ko laaj dans la violence kum ci mënti doon ci réew mi waru la te ñun li ñu war aussi mooy fexe ba laaj bi ñuy laaj ñu laaj ko en toute responsabilité laaj ko aussi ak jàmm te aussi ñu bañ a yee fitna ci réew mi xam nga tey à chaque fois dama koy wax suma gars yi nee naa leen jàmm du lu ñuy ñaan jàmm dañ koy sàkku tey su ma toogee julli suma ñaari rakka talal suma loxo yàlla ne ko maa ngi ñaan sama diggante ak sëñ Muntaxa jàmm te boo ma rombee ma sànni la xeer kon dama koo ñaan waaye sàkkuma jàmm kon jàmm duñ ko ñaan dañ koy sàkku élection yoo xamante élection yu apaisé la élection yoo xam ne non à la violence la élection yoo xam dañ koy voté ci jàmm mu jeex ci jàmm ku yàlla may ndam ñun ñëpp ñu accepté ne lii ndogalu yàlla la ñu continuer liggéey pour suñu réew mu am solo macha allah lu am solo El Hadji Pape mu mel ni jóge ñëw tuuti di wàcc ba léegi ndax xool nga sa njàngat sa gis-gis yow pas mal xëy na jàngat nga li nga xam ne moo di campagne bi ndax gis nga ni taux bi dina élevé trop parce que ñu ci bëree bëri liñ ciy xaw tit mooy ñi nga xamante ni seen carte de vote xëy na amaana xëy na boobu ba léegi xamuñu te bientôt mën nañu wax suba ak jàmm ci dimanche bi 23 daañu dem ci mbañ gàcc yi fa seeni am na ñoo xam ne ba léegi xamuñu ban côté la ñu war a jëli seen carte wala sax amaana mën nañu yor seen carte du ñu xam fan la ñuy voté ba bés baa ñuy wëndeelu ba dañuy mujj dee ko waaw xam nga loolu aussi sëñ Mountakha loolu moom responsabilité état la xam nga état moom mooy yilif Sénégal état moom mooy tirer ay carte électeur état mooy tirer ay carte d'identité donc état boobu nag ci moom état moo waroon a fexe ba am une organisation boo xam ne bépp doomu réew mi fépp foo xamante ne bii yow sa carte ma nga fa rek ñu identifier la ne la demal bërëb sàngam nga jëlee fa sa carte est-ce que vous savez que ne ci nouvelle carte d'identité yu bees yi ci la ay jafe-jafe am mais sénégalais musuñu am problème mu carte d'identité mais bii dafa am ay genre link yoo xamante ne bi yow doo comprendre. ay ndëgg sërëx daal.
ndëgg sërëx yi dafa bëri parce que tout simplement xam nga lu tax xam nga ki nga xam ne moo yor sa destinée en main mooy l'état du Sénégal tey moom moo naan sëñ Mountakha mii kat mu ngi bindoo golf waaye ñun dinañ fexe ba sëñ Mountakha di récupérer kartam Fatick su boobaa problème dina am parce que nag ki la war a dimbali su la ko jafeelelee rek kooku moo indi complication bi. d'accord mais Pape est-ce que côté boobu tam du ñu bàyyi ba ca cappaandaw ga ñuy commencé di wax li ni mel est-ce que loolu auparavant bu au départ je veux dire au départ. loolu waruñu ko woon mën a xeex wala teg lépp ci cadre ba mu leer bu fekkee loolu doxul kat ñu ne nañu pousse lii ba lii leer mais du ñu bàyyi ba dernier moment amaana ñoo xamante ni xëy na bu ñu nërmelee rek commencé génne war mbir moom. waaw mais nag xam nga sëñ Mountakha xeex bi moo dul yoon. xeex carte d'identité yi mu ñëw xeex nit ñi ñu wax leen fan la ñu war a voté xeex lii xeex moo dul yoon maanaam état mooy responsable bi. kon da ngeen gis loolu xeex la. non waaw non maanaam état warul woon xaar opposants yi wala ñi nga xam ne ñoo war a jël seen carte di xeex pour jot seen carte état moo warul woon a dugal Sénégalais yi ci situation boobu état daa waroon wax ne sëñ Mountakha mu ngi. golf man El Hadj Pape Thiam j'habite à Pikine Guinaw Rail Sud donc foofu laa bindoo suñu carte d'identité yi bu génnee dañ ko war a indi préfecture bu Pikine préfet bi wàcce ko à la police léegi nag su ko defee ku ci nekk ñu ne at El Hadj Pape Thiam Guinaw Rail la bindoo Guinaw Rail la dëkk Guinaw Rail la juddoo ñu indi fa suma carte ma dem jëli suma carte ci jàmm. D'accord. parce que carte bi droit la ci sénégalais bu ci nekk. nga am carte d'identité nationale. d'accord yaakaar naa loolu lu am solo El Hadj Pape mu mel ne nag ñu ngi jëm ci li nga xamante ni xam naa ni ñu ko waxee suba ak jàmm donc le 23 janvier muy bésu li nga xamante ni moo di vote bi ku ci nekk rek war a dugg ci mbañ gàcc gi xool kala doy sa gox nga di fas yéene koo tabb. mu mel ni nag vote yi ren gi jamono gi laay wax ni dafa am coppite ci ñenn ñi ñoo xam ne ñoo ngi koy soog a dégg. muy ñetti vote yoo xam ne danañ ko def. benn bi ñuy wax vote commune ak ville ak département. loolu est-ce que du ko mën a leeralee Sénégalais parce que ñu ci bari mosuñu sax voté xëy na boo moytu bii mooy nekk seen première vote. waaw loolu dañ ko mën a leeral parce que actuellement xaw na jeex jàq ci bopp askan wi. waaw jërëjëf sëñ Mountakha xam nga sax yow yaa ngi wax ci premier point bi mais avant que ñuy wax commune. di wax département. di wax ville dafa am lu ko jiitu. muy la merci beaucoup xam nga li ko jiitu mooy depuis l'histoire du Sénégal bi Sénégal des Sénégal ba tey vote bii. vote bii la sénégalais mës a tànn meeram pour wax la loolu. d'accord mu leer parce que bii scrutin bi suffrage direct la bu njëkkoon. Sénégal dañuy gis sëñ Mountakha nekk golf. nekk nit ku social. nekk un homme boo xamante ne bii vraiment dafay servir communauté am. nekk koo xam ne ku am sympathie la ak nit ñi bëggal la seen bopp. nga créer sa liste man ma créer sama liste. d'accord man El Hadj Pape Thiam may jogante ak yow ci localité bii. yow sëñ Mountakha nit ñëpp votel sa liste parce que yow yaa leen intéressé donc liste boobu bu demee. vote bu njëkk ba rek laa la bëgg a wax bien sûr sa liste bu jàllee nga gagné képp ku nekk dans la liste majoritaire day génn nekk conseil municipal. léegi yow soo amee 27 personnes wala 30 personnes yoo xam ne ñu ngi dans la liste majoritaire ñooñu dañuy génn d'office nekk des conseils municipaux. donc man soo ma gagné man sama liste su ma nekkee dans la liste proportionnelle man forcément damay génn léegi su ma génnee fekk yow àndoo ak état. parce que yow da nga nekk koo xamante ne bii ci société civile bi nga nekk adhéré woo ci benn parti politique. mais waa golf ñoo ne leen mbir mi yow la. donc ñu voté pour yow man ma nekk ak état gars yi sanctionné ma parce que amaluma leen njariñ léegi état day jaar ci suuf jël say conseillers yow jox leen ku nekk 1 million ñi terrain ne voté leen pour Pape Thiam bu leen voté pour Mountakha léegi nga xam ne sénégalais yi dañ daan voté pour fal ay conseils municipaux. conseils municipaux yooyu nag bu ñu leen falee ba pare. ñoom ñooy toogaat 15 jours après le préfet ñëw ci commune bi. dajale tous les conseils municipaux devant le préfet mu wax ana kan ci yéen ñii moo bëgg nekk maire. mooy ki ñu tabb. léegi nag su boobaa yow Mountakha yow la waa golf choisiroon nga ne nii Pape Thiam ne nii fekk na moom roof na galgal boo xam ne yow yëgoo ko jënd na conseil yépp à ta grande surprise kañ ngay xamee ne ndekete lii doole jaay doole la. mooy bés bu ñu demee ca urne ba. ñu war ñoo départager suñ ne sëñ Mountakha moom couleur bu jaune bi. El Hadj Pape Thiam moom bleu bi. yow nga xam ne déjà am nga 30 yoo xamante ne bii ci sa liste la ñu jàllee. Pape Thiam am na 5 yu jàll ci listam. kii am na 2 nga calculer ko xam ne man sama liste rek suñ ma votelee man damay nekk maire. d'accord nga jékki-jékki
préfet bi ñëw ne bon on a décidé avec tout le conseil municipal que on a élu monsieur El Hadj Pape Thiam nga jommi na. nga ne mbir mi nu mu war a demee. nga ne lii nu mu mën a demee. kon suñu dégg El Hadj Pape kon loolu dafa nekk loo xam ne li ñu coiffé la ba pare. merci léegi donc loolu nag amatul. léegi li am mooy sëñ Mountakha mi nekk à la tête ci liste majoritaire bi. sëñ Mountakha yow la nit ñi di votel yaay nekk maire direct. d'accord vous voyez amul jànd. non amul jëndatu conseil. conseil yi moom amatuñu lu ñu leen di mën a jëndee parce que yow mi nga xam ne yaay nekk dans la liste majoritaire jiite tête de liste bi yow yaay nekk maire direct. donc suffrage boobu nag pour wax sénégalais yi ne leen ñu ngi soog a choisir seeni maire. waaw muy lu am solo sax ci côté boobu ndax ñu ci bari xëy na jox ñu ko gëdd am na ñu bari peut-être xam sens bi ci boppam. moo tax gëdd bi ci boppam joxe wuñ ko à 100% ni ñu ko war a joxe. donc xëy na yenn leeral bu leerale ci bopp askan bi communication dafa war a jàll. parce que bu jàllee itam askan bi tam dinañ xam élection locale yii. njariñ gi nga xamante ni féet na ko seen gox. njariñ bu am solo mais ñu bari dañ ko jàpp ni peut-être élection présidentielle la ñuy séntu. te pourtant bii waruñu ko bàyyee noonu. voilà donc El Hadj Pape ma ñëw ci ñetti vote yi. parce que yooyu itam dafa am importance ci askan wi. am nañ sax amaan ñoo maytuwul xëy na amaana boo maytu dinañ tayal wala découragé ba bu ñu xoolee ñetti vote yi duñu comprendre lan la. loolu ñu bëggoon nga leeral ñu commune bi ville bi ak département bi nga xamante ni bi yoon wi daal gars yi dañ ko ci dugal. waaw comme ni ñu ko waxee bii nag bon comme li ñu doon wax naan élection présidentielle ne c'est un rendez-vous d'un homme avec son peuple. bii tamit c'est un rendez-vous d'un maire avec son peuple. Bien sûr. donc yow mi jël bulletin war a voter El Hadj Pape Thiam sama bulletin bu jaune la wala bu bleu la. te aussi man aussi ma bokk ci coalition boo xam ne dafa nekk département nekk ville danga may voter man en tant que maire commune bi. D'accord. jël sama bulletin bu bleu bi nga lem ko dugal ko ci enveloppe. loolu nag pour leeral sénégalais yi ñi mës a voté enveloppe kenn du ko tooyal. kenn du ko collé. boo ko collé bulletin nul la soo ko collé bulletin nul la boobu bokkatul. d'accord vous voyez. su fekkente ne aussi dugal nga ko. da ngay jël bakkanu enveloppe bi. waaw moom ngay ñoox ci biir rek. wala nga bàyyi ko noonu. bon nga bàyyi ko noonu mais waroo ko collé. léegi nag boobu boo ko dugalee pour commune bi fal nga ma man. d'accord choisir nga ma. léegi nag man mën naa am sëñ Mountakha moo ma représenté ci département bi. da ngay jëlaat même bulletin boobu nga ma voteel man. nga dugalal ko sëñ Mountakha ci département bi. d'accord sëñ Mountakha it su boobaa yow mi ma voteel ci commune bi. voteelal nga sama candidat bi nekk ci département bi. d'accord léegi nag da ngay jëlaat le même bulletin boobu. nga dem voté ji pour ville bi. d'accord léegi ville bi aussi kooku mooy le maire bi nga xam ne moom mooy coiffé. ville bi waaw. donc commune bi. day am maire. am ce qu'on appelle conseil départemental. D'accord. Le président du conseil départemental boobu nag ci ñetti ville rek la am bi ci njëkk mooy ville de Rufisque. beneen bi mooy Kaolack bi ci des mooy Ziguinchor. donc lu tax ñu def ak Kaolack. du moins waa Kaolack. dama juum Kaolack. D'accord. waaw parce que Kaolack le président conseil départemental bi fa nekkoon mu ngi tuddoon Baba Ndiaye sama xarit. D'accord. vous voyez donc loolu aussi dafa war a leer ci bopp sénégalais yi pour ñu xam ne vote bii aussi day jël temps. day jël temps donc nag fu fekkente ne yow am nga toute expérience ci wàllu élection sooy jël bulletin yi. da ngay jëlandoo su fekkente ne da nga bokk Rufisque. da ngay jël bu noir 3. nga xam ne coalition ànd defar sa gox exemple. d'accord jël ci coalition bi ci des 3. jël bii 3 jël bii 3 jël ñetti enveloppe. bien sûr waaw soo demee. boo demee teg say bulletin lem bu nekk nga dugal département ville commune. voté ndoo lépp. nga voté fii. benn yoon nga xam ni doo dellu si waat. très bien muy indi coono. d'accord donc loolu aussi. waaw jar na leeral pour que nit ñi aussi ñu maanaam ñu mën a pragmatique. pour gagner du temps. bien sûr parce que sinon bu ñu ko deful di nga gis bureau boo xamante ne bii dafay am 600 inscrits. nga xam ne 300 ñoo ci war a voté wala 400 mais dañuy retrouver ak 100 personnes. te boo moytu sax njumte mën naa am. dina fa bari. waaw bulletin yi tamit comme ni ñu ko waxee mën naa bari. parce que ñoo xam ne tam mosuñoo voté aussi tam. te miinuñu lii vote. donc yaakaar naa loolu dafa leer El Hadj Pape. El Hadj Pape yaakaar naa duñ la téye temps bu bari ndax gis nañu jot bi bariwul. muy kaddu goo xamante ni rek lan ngay sa kaddu gu mujj ndax daanaka wax
waxtu bi xoj nañu. kaddu gi nga xam ne moom ngay mujjee dénkaane rawatina. ni ñu ko waxee suba ak jàmm di le 23 que ñu war a dem ci mbañ gàcc yi. ana lan ngay wax les sénégalais ak message boo xam ne war nga ko. waaw li may lancé rek mooy damay interpellé waat état ne sëñ Mountakha boo dee citoyen sénégalais man may citoyen sénégalais nga am droit à la vote man ma am droit à la vote. ñu indil la sa carte électeur man ñu indil ma yow ñu bind ci non vote mooy yow reconnaître uñ la en tant que citoyen. loolu nag maa ngi koy wax état bi ne leen du yoon képp ku am carte d'identité nationale tu es reconnu juridiquement par l'état du Sénégal. mais ki ko yor nag yor na ko à l'avant ba ñu nee suba ak jàmm nga bëgg a liggéeyante loolu xam nga loolu c'est mais loolu non mënatul nekk sax. mënatul nekk moo tax ma ne la l'état moom mooy décider lu am man état laay wax. vous voyez parce que su bëggoon lépp leer léppay leer donc loolu ñu ngi koy déplorer beneen bi mooy. li may lancer mooy Sénégal dafa am lu fi nekk sëñ Mountakha. mooy yow waroo ko yàq man waruma ko yàq. communes yi waruñu ko yàq. bien sûr élus yi waruñu ko yàq maires yi waruñu ko yàq. muy jàmm jooju nga xam ni. tey moom nga jël yow mii dippee ko sa télé bii. nga xamante ne bi lu nit di am ci àddina na ko am ci jàmm. bien sûr donc jàmm jooju nag moom la ñu bëgg a instaurer ci réew mi. violence yi ñuy dégg nag ci Sénégal boo ko gisee la plupart mooy ñi nga xamante ne bi amuñu métier. politique mooy seen gagne-pain ci la ñuy dund ci lañ def seen nafsu bi su dul politique du ñu dund ñooñu foo leen fekk ñoom ñooy créer violence. mais sëñ Mountakha sooy laaj mairie golf bii fekk yow nga nekkoon benn ingénieur wala nga nekk benn peut-être yaa xool lan nga mën a doon commerçant di liggéey di gagner sa adduna politique du la jaral xeex. du la jaral xuloo parce que du yaakaaroo ci politique pour dund. ginnaaw raay sud man dama am fu ma far. xam nga li bon. mooy parloo. mais far moom ayul. donc am nga foo far. bien sûr. d'accord man maa ngi far ci le meilleur maire du Sénégal. bon. waaye Abdoulaye Diop ku féetale sa bopp moom. waaw mais xam nga lu tax xam nga lu tax waaw. xam nga su ma nee le meilleur maire du Sénégal moo tax boobu ba léegi kon du ci biir wax bi ñoo gis ngay kobas état bi. je comprends maintenant. waaw mais xam nga lu tax. waaw ma ne le meilleur maire du Sénégal. waaw lan moo tax. xam nga gars yi ñu ngi naan non yenn durée yi dafa ëpp. waaw man maire bi may jàppale ren la def 20 ans ci service ci commune bi. 20 ans 20 ans. d'accord 20 ans ku ko def ci commune nga woote waat nit ñëpp ne la yow la. c'est parce que da nga leen amal mais attention woote waat ñëpp ne yow la est-ce que tam campagne bi xam nga temps bi presque moo ñu xoj rek mais li ñu war a waxtaan bëri na. est-ce que rumbuxloo bi bu bës baa mbañ gàcc ba est-ce que surprise dina bëri. waaw xam nga surprise nag mënuñu ko bañ xam nga lu tax. dina bëri nag. waaw xam nga lu tax foog ngeen def nank. waaw xam nga lu tax. foog ngeen def nank. xam nga wax naa ko démb ginnaaw rey nee naa leen l'histoire retiendra que ne. waaw. élection yi fa mësul am moo fi am xam nga muy lan. muy dañoo am 6 candidats ak ginnaaw raay sud. te ku def campagne ba campagne jeex. nekk nga gox bu doy war. li nga war a tëjee sa campagne mooy lan meeting de clôture. benn meeting de clôture nag moo am ginnaaw raay. mais loolu rek tax ngeen seen xel daal fu mu toll nii. waaw xam nga lu tax. waaw mais attention xam nga dafa am yoo xamante ni. El Hadj Pape dafa am yoo xam ni lii nag mënuñ ko wax de ay ndëgg sërëx bëri na ci de. waaw mais amul am naa yaakaar. mais dafa mel ni campagne de clôture boobu moo leen jox confiance. non xam nga lu tax. waaw suñu adversaire dañoo waxoon ne. le maire jeunes yi dañ ko wan ginnaaw. léegi nag mu def caravane boo xam ne. dafa dajale 2500 jeunes. gis nga bi ñu ko toppee. fu ñu romb dañ naan kii ban ministre la wala kii ci nguur gi la bokk kii mooy kan parce que caravane présidentielle la def lu jafe ci candidat mu def ko ci commune am. donc ñi doon wax naan amul jeune xam nga après bi ñu gisee jeunes yi. lu ñu doon wax ay jeunes yu inconsciente la ñu am ay jeunes yu dof la ñu amee kon donc xam nga bon li olof yi di wax rek ne uude. nu mu la gisee. loolu lay ëwalee te. bien sûr suñ nee uude. wax na ci bëy bu wopp ñu ne der ba la soxla ku soxla sab der nag lu mu ca wax jéggal ko. d'accord le 23 ci la affaire bi di leen donc daal maa ngi nuyu ñëpp. vraiment di sant waa jàmm ji info. jërëjëf ci accueil bi. ak considération bi ngeen teg ci suma personne. man ëpp may xam-xam. du ma dara simple nit la waaye nag gis naa yëg gi. ak vraiment considération bi. di ñaanal télé bi yàlla na bokk ci télé yi nga xam ne. addina bi yëpp dañ koy suivre. yàlla na dem ba raw Al Jazeera. yàlla na dem ba raw ci télé addina bi yëpp. yàlla am na kattanam yàlla am na mën-mënam. te yàlla na leen ko yàlla def yow nit ku baax nga. di la nuyu di nuyu soxna si nag ci accueil beeg lépp. di nuyu tamit équipe bi. macha allah jërëjëf mbokk yi El Hadj Pape Thiam la yaakaar naa dégg ngeen ko ci expérience bi nga xamante ni rek ci wàllu saa su ne bu décortiquer nga xam ni
expérience baa ngi fii rawatina li nga xamante ni ci élection locale yi dégg ngeen ni mu ci gën a leeralee waxtaan nañ ci lépp ci wàllum carte yi waxtaan nañ ci waaye wax ci li nga xamante ni moo di wàllu vote yi moo xam ci wàllu violence bi aussi mu alerté ci waat lu baree bari waaye indiwaat ci lu am solo surtout waaye tamit ak vote yi ni nga xamante ni rek askan wi ci boppam subaak jàmm rek ñu fas yéene rek tabb ci mboolem gox-goxaan yi nga xamante ni ka leen doy itam ñu fas yéene koo tabb ci mbañ gàcce yi kon gis ngeen muy wàllum ñetti vote yi nga xam ne leeral na ko ci wàllum commune bi ville ak département yi nga xamante ni noonu la ñu war a voté mu nekk loo xamante ni dañ koy sant bu baax a baax a baax parce que ñu ci bare bare xëy na amaana mosuñoo voté wala amaana ñu ngi voté sax waaye lii jaaxal na leen donc indi na ci éclaircissement yu am solo jërëjëf El Hadji Pape ñu ngi lay sant vraiment sa disponibilité chaque fois bu la Jàmm Ji Info soxlaa rek da ngay bàyyi sa lépp rek ñëw teew kon xam nañu fu mu nekk ni jot bi bariwul di la sant bu baax waaye tamit di la ñaanal réussite bu yaatu ak mboolem gox bi nga jógee ak mboolem yi nga xam ne ngeen leen jàppale franchement donc ñu ngi lay sant bu baax a baax mbokk ñu nuyu mboolem équipe technique bu Jàmm Ji Info éclairage caméra Seydina Omar waaye tamit di sant tamit ci wàllu taxawaay bi soxnaa ji wàllu présentation bi noo ko jàngati la woon ak seen mbokk Mouhamadou Lamine Muntaka yàlla muy borom jàmm téet ko mu jàmmal nga daal di am jàmm yàlla na yàlla saa borom bi doo leen mi defal jàmm di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah. Jàmm Ji Info .net informer, éduquer et divertir dans la paix. yow muy bëgg a jot xibaar yu sell te woo waaye itam bu ànd ak njàngalee ak xel mu dal ak jàmm gaawal gaaw abonné suñu compte YouTube bii nga xam ne moo di Jàmm Ji Info .net